asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum waa Sénégal ak doomi Sénégal fépp fu ngeen mënti nekk si àddina bi maa ngi leen di ziar di leen baal àq di leen baalu di ñaan yàlla fépp fu waay mën a nekk yàlla na ko yàlla defal jàmm. maa ngi profité waat opportunité bi ma am pour jàkkaarloo ak yéen jaale leen suñu mbokk bi di Pape Bouba Diop di ñaan suñu borom mu xare ko ci àjjana yu gën a kawe boole ko ak malaykal yërmande te it maa ngi koy jaal ay mbokki deretam di leen ñaan yàlla may leen saraxam mu yàgg seen loxo te it yal na yàlla teg malaanu sutura li nga xam ne mooy njaboot gu ndaw gi mu fi bàyyi. mbokk yi gannaaw loola yéeg-yéegu jamono ji moo di li nga xam ne moo di démantèlement bi gendarmerie section de recherche bu gendarmerie def li nga xam ne mooy centre de réinsertion wala centre de redressement yi nga xam ne Serigne Modou Kara moo leen yoroon. boobu ak léegi nag ñun Kéwoulo defoon nañu taxaw seetlu ndaxte bëgg nañu lépp lu ñuy wax mu di loo xam ne dañ ko maîtriser mooy li nga xam ne dañuy ñëw ak ay éléments de preuve dégg nañu ci biir wax yi ñu ne ay daara yooyu ñuy redressé dégg nañu intervention des uns et des autres gis nañu soutien yi nga xam ne ñëw na ci Serigne Modou Kara jógee ci waa Jamra te it jógee ci Ahmed Khalifa Niass ak ñeneen ñi nga xam ne xataayu temps bi duñu permettre ñu citer leen. Première des choses dañu bëgg a préciser ni ci camp yi nga xam ne moom la Serigne Modou Kara doon gérer mu di bu Géejawaay mu di bu Wakam mu di bu zone B wala bu Malika nekkul ay camp yoo xam ne dañ leen teg fi sabilillah déedéet ay camp yoo xam ne képp ku fa nekk pensionnaire say parents dañuy fay weer bu dee bu ne. Pour être plus précis la ca gën a néew la nit ñi di fay 42 000 francs la plus famille bi di am doole plus muy gën a cher donc gis nañ ni d'abord il faut ñu préciser ni ki l'aspect mercantile moo njëkk a nekk ci camp yi premièrement. Deuxième chose nekkul camp bi nga xam ne daara la comme ni ñu koy waxee nga xam ne dañ fay jàngale alxuraan di leen jàngal xasida di leen jàngal julli di leen jàngal lii ak piscine ainsi de suite déedéet ay kër la ñu yëkkati def fa ay néeg yoo xam ne dañ fay tëj ay doomi aadama loolu il faut ñu préciser ko. bu ñu préciser loolu ba pare weer bu dee bu nekk dañu may famille yi jusqu'au 5 pour ñu fay pour seen mbokk bi nga xam ne mooy pensionnaire au 10 au plus tard xamal nañ leen ni képp ku tardé benn jour chaque jour bi nga tardé 1000 francs ngay fay comme sanction. Donc tout de suite gis nañu ni amul lenn loo xam ne fi sabilillah la amul lenn loo xam ne pour dimbali askan wi la mais pour amee kaayu xaalis la loolu mooy camp yi. bi gendarmerie yi defee intervention mooy le mercredi bi ba ci samedi bi ñëpp ñu ci jàpp seen version benn la nu ñu ciy ramasser ci xaalis li famille di fay bu weer bi deewee xaalis boobu yëpp dañ koy jël ñu dugal ko dem jox ko Serigne Modou Kara. Donc responsabilité donc gestion kenn mënu ko naatable léegi nag est-ce que état Sénégal xamul na ko bu yàgg la réponse est tout de suite et c'est de ma responsabilité oui état Sénégal mënu ko bañ a xam ndaxte camp bi nga xam ne mu gën a rëy muy camp wu Guédiawaye bi nga xam ne bi gendarmerie intervenir foofu 213 personnes libéré nañ leen muy ñaar téeméeri nit ak fukk ak ñett. loolu mu ngi ci wetu commissariat bu Guédiawaye digganteem ak commissariat bi mu matul 500 mètres te ci témoignage yi nga xam ne waa Kéwoulo amee nañ ko ñu ci bari ne nañ am na policiers yoo xam ne dañ fay jógee sax si fële di ñëw seeti ki nga xam ne mooy colonel Thiam bi nga xam ne mooy yoroon camp bi. donc lan moo tax tey lañ koy démantelé loolu beneen dossier la ndaxte lii enquête la boo xam ne bépp enquêteur. ngay journaliste d'investigation wala ngay officier de police judiciaire wala ngay simple policier wala gendarme dossier bi daf la war a intéresser. amoon na ay jamono ñuy dégg ay camps de concentration ñuy dégg ay nit ñoo xam ne privé nañ leen liberté ba ñu gis ay images Auschwitz ak Buchenwald ak ay Allemands yi nga xam ne leen dugaloon ci camp de concentration c'est le même système les mêmes images. tey jii lii nekkul simple délit
ci crime lañ nekk crime la boo xam ne bu fekkee ne gouvernement Sénégal ak état Sénégal ak justice Sénégal bàyyi nañ ko mu dem fépp fu ñu ko porté devant une cour internationale ñëpp ñi nga xam ne impliqué wu nañ ci loolu danañ leen topp parce que séquestration la torture la privation de liberté la mooy détention arbitraire loolu dafa di nekk li ñu wax di crime contre l'humanité lan moo xew ndaw ñi pour ñu tàggat leen ci siraatal mustaqim ci ndigalu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni maanaam base bi nag comme niñ ko waxee date bi ñu ko créé 2006 la bañ jógee gannaaw raay lañ sëñ bi yabal fi ñu ñëw pour ñu jubanti ndaw ñi léegi nag booba ba tey wax dëgg yàlla nit ñaa ngi ñëw di indi seen doom di am ci yaakaar ci sëriñ bi ñun comme niñ ko waxee rek ñu ngi fi waaye daanaka lépp sëriñ bi la ñun duñ ci lenn. lan moo xew ñi nga xam ne ñoom la ñuy wuyoo Kara sécurité dañu créer première base bi mooy li colonel Thiam di gérer fële nga xam ne mooy Géejawaay yow da ngay am sa doom ñu ne dafa tëx wala dafa dëgër bopp ñoom ñu gëmlu la nii am nañu daara bu ñu ubbi parents yu bari kéwloo waxtaan na ak ñoom ñoo xamal ñu ni dañ leen ne woon dañuy jàngi alxuraan dañ leen di defloo nii dañ leen defloo te am na ñoo xam ne gëmlu nañ leen nii sax centre yooyu am nañu piscine parents yi erreur bu ñu def mooy mësuñu dugg ci biir dafa am salle d'attente bu ñu ñëwee mooy salle de visite fa la parents yi di yem bu ko defee ki nga xam ne mooy seen doom gars yi solal ko yére bu rafet solal ko blouson bu bleu ba ci description yi tout est précis ak kéwloo ñu génn leen ci salle yi salle boobu ñuy toog ak seen parents garde yi dañuy taxaw di déglu seen i waxtaan bu nu paree parent bi dem bàyyi ki nga xam ne moo di seen doom bi ñu fa bàyyi mu delluwaat dem ca néeg yoo xam ne ay néeg yu ndaw ay néeg yu mel nii ay kaafu ginaar pour certains en tout cas bu nekk ci géejuwaay dafay mel ni parfois ay xar wala ay xaj dañ fay yar foofu la ñuy dugal ay nit 24 heures sur 24 amul heure génn dem julli amul heure génn dem piscine amul heure dem di jàngi alxuraan wala di julli comme ni ñu ko gëmloo askan wi ni ñu ko gëmloo parents yi pour ñu indi fa seen doom léegi qu'est-ce qui se passe exactement ñi nga xam ne ñoo di élément wu Kara sécurité dañu créer li ñuy wax centre de détention ça veut dire ñoom dañu créer seen prison privée ci Sénégal képp koo xam ne sa doom tëna la ñoom dañuy jël dem dugal ko ci prison boobu tëj ko fa comme ni mu leen neexee di leen jox lekk benn yoon dans la journée bu fekkee ne am na parents yoo xam ne ñoom ñu décider jël seen doom dënk leen ko am na nit ñoo xam ne ay magum jëmb lañu parce que ñii ne nañ leen ay jeunes lañ fay dugal jeunes yu tëb du dëkk am na mag boo xam ne am na juróom fukki at ak juróom ñun Kéwoulo déglu nañ ko bu ngeen ko seetee fii di ngeen gis vidéo am fii. Je me présente, maa ngi tudd Pape Sène. Je me présente, Pape Sène. Je viens de Mbour. J'ai 55 ans. Alcool. Ah, d'accord. J'ai fait 13 mois. Je venais tout juste de la Mecque. Oui, j'ai épousé une dame qui s'appelle Awa. On a vécu 2 mois. Gars yi ñëw ma avec de gros bras. Ils sont venus m'arracher chaudement dans ma chambre. À Mbour. Alors ils m'ont amené ici à Guédiawaye, à la base. Guédiawaye fait partie des moments les plus tragiques de mon existence. Je n'oublierai jamais. J'ai acquis un retard considérable. On m'a traité inhumainement. góor gi màkk la jóge am ñaareelam mais son li nga xam ne moo di catam dafay naan sàngara ñaareel ba woo ñi nga xam ne mooy waa kër Serigne Modou Kara ñu def délégation jógee depuis Dakar jël seen oto ñoo fekk waa ji Mbour ne ko c'est la dikk ka topp ñu police la ñu yóbbu waa ji dem tëj ko ci camp boobu il a fait 13 mois bu fekkee ne la plupart des gens keroog section recherche génne na leen muy ñaari téeméeri nit ak fukk ak ñett muy 213 personnes ñu ci pare seen bakkan rob na fa dinañu ñëw jox leen liste bi nga xam ne keroog gis ngeen vidéo bi di circuler mooy comment on appelle Amadou Touré liste boobu mu génnee di wax ni 16 personnes dee nañu liste boobu Kéwoulo teg na ci loxo te vérifié nañu am na si ñoo xam ne dem nañu seeni kër yi wéeju
nit ñooñu dee nañu te pratiquement circonstances yi nga xam ne moom la ñu xamee néew yi seen mbokk mi ni mu deewee ça correspond exactement ak témoignage bi nga xam ne Amadou Touré def na ko balaa muy retraité wu mais balaa ñoo yegg ci lii yëpp lan moo xew le mercredi 26 novembre la gendarmerie topp benn information ci lu jëm ci sàcc moto scooter dem wàcce ci benn kër bu nekk Wakam kër googu kër yaayu Pépé Diaw la Pépé dafa jël beneen partie wu kër gi abal ko ki nga xam ne mooy Antoine Black Mendy mu di xaritam Antoine Black Mendy moom la ñuy wax Mameni Mendy moom la ñuy wax commandant Mendy muy kenn ci taalibe wu Serigne Modou Kara yi mais ma mën leen préciser ni moom Antoine Mendy mi nga xam ne moo war a tëj ay xale ci néeg moo war a privé nit ñi liberté garder leen ne daf leen di yar moom ci boppam moo njëkk a yaradi ko ndax waa jooju def na lu mat juróom-ñaari atu kaso ci loo xam ne dafa jàpp nit muy gardien bu Cap West hôtel ba nekk ci Virage mu rey ko revendiqué ni moom moo ko rey ba ñu tëj ko juróom-ñaari atu kaso te gannaaw si lañ ko may grâce présidentielle pour mu génn. man mi may ni Kara man maay wax ak yow borom Daaru Nóoree ñun Jakra moo ñu boole woon ak yow biñ lay topp boobu da nga kennal Jakra yow boo demee ba Jakra naan droite nga ne gauche kon yow comprendre waaw sama gars yi yan laay waxal 100% Jakra yi borom Daaru Nóoree dafa ñëw si kër gi Jakra ne ko su ma soñoon nga màggalee kër ga ak xale yi après 4 avril bi Jakra dafa waroon dem Maroc borom daaru fii si kër gi da ko ne waaw mais bu mu demee ba këram dafa changé version kon moom teggi na ndigalu Jakra ñun nag ku teggi ndigalu Jakra amatuñu ak yow affaire Jakra amul rakk amul papa amul doom amul yaay lam yalit wala mu yulat c'est le sauveur de l'humanité waaw léegi nag ñun 100% Jakra lañ ku ko fi ne ñuq ñu ne la fi ñuq kon nga moom teggi na ndigal Jakra amatuñu ak moom raay Jakra ñun sekkuñu ko ay sikóori suuf la kon meneen suuf yi comme àllum kaañ ak fépp ñun sekkuñu ko sikóori borom sikóori lañ ko sekkal waaw léegi nag li si des xam ngeen ma xam waaw bu kenn fëkk san nopp Jakra du kenn te kenn du moom li nekk si kër gi yëpp Jakra moo ko defar Jakra donul ay taalibe Noreyni ni ñun Jakra la ñu xam directement waaw la grande sécurité est directement reliée au général de Bamba waaw kana ngeen sax si jërëjëfa téeti Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni waaw donc ku mel noonu nan nañu mën a xaaree ci kooku mu yar ay nit muy lu doy waar mais au-delà de ki nga xam ne mooy Antoine Black Mendy bëri nañu ay nit yu nekk dans son cas ñoo xam ne ñoo jóg tey ne dañuy yar ay nit